Futurs Médias di ko seetaan à chaque fois ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar énormément on espère que weeru koor bi lépp lu ngeen ci ñaan yàlla nangul nañu ko bu baax a baax on espère que franchement passé ngeen ko ak grâce ak quiétude bu am solo ñun nag L'Oeil du Tigre miin ngeen suñuy jaloore miin ngeen suñuy fem dañuy bëgg di relater lépp lu nga xamante ni moom moo xew ci suñu sport national muy la lutte di lamb ji alors ñun nag groupe Futurs Médias lépp lu ñuy def dañuy bëgg di ci ànd ak le meilleur expert dañuy bëgg di ci ànd ak le meilleur des champions dañuy bëgg di ci ànd ak kàngam yi nga xamante ni moom moo raw ci kàngam yi donc j'ai toujours l'immense plaisir ak bonheur bu extrême di bokk ak plateau bi ki nga xamante ni moom mooy moo consultant tonton Moustapha Gueye moi je te fais a hang because I miss you a lot namm naa la maa la foofu namm naa la Fama ni ma namee li ko rawaal namee mais namm nañ population sénégalaise bi namm nañ diaspora bi le monde entier lañ namm desuwaate na yéen comme ni nga ko waxee nii Fama mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum mais mon consultant comme ni ñu koy defee à chaque fois xam nga dañuy daal di relater lépp lu nga xamante ni moom moo nekk ci làmb ji balaa boobu dañuy jàll ci sommaire bi tout de suite daal leen di wax li leen di xaarandi tey ci seen biir émission L'Oeil du Tigre ayca alors mon consultant tey dañuy daal di njëkkee li nga xamante ni moom mooy compilation métier présenté par Sidath Thioune buñ ca jógee ñu daal di jàll ci résumé lutte sans frappe bi nga xamante ni amoon na yàggul dara Iba Mar Diop buñ fa jógee ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy affiche avec Lac de Guiers 2 présenté par Tonton Tafa buñ ca jógee ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy suñu premier jël tànn nga Pathé Boy moo doon bëree ki nga xamante ni moom mooy Big Pato le lutteur policier voilà gis nga buñ ca jógee ñu daal di jàll ci zapping avec l'aide de Tonton Mbaye Fall le producteur exécutif buñ ca jógee ñu daal di jàll ci suñu deuxième jël Mama yaa nag nga tànn moo doon bëree ki nga xamante ni moom mooy Drogba bien sûr nga ànd ci ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane buñ ca jógee ñu daal di jàll ci bac de Adja Fall buñ ca jógee ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy panier Ramadan offert à Bouba Ndour mooy suñu directeur fii ci nga xamante ni moom mooy télévision par l'équipe bien sûr de L'Oeil du Tigre alors bon consultant loolu moo leen fas yéene xaarandi ci seen émission L'Oeil du Tigre alors tout de suite nous allons commencer daal di ubbeek li nga xamante ni moom mooy compilation dañu dajale métiers yi nga xamante ne am na pour jaar fi lépp Sidath Thioune présenté ko ñu daal ci tànnant les meilleurs métiers yi nga xamante ne moo gën a dawloo seen yaram métiers yi ngeen xamante ne xaaroo leen woon que mbër moomu métier boobu lay def moom lañ leen fas yéene tegal tout de suite nous allons regarder mon consultant bu ñëwee nga càmbar ko bismillah ay ca ñu dem merci Sidath Thioune yaa ko woon yoon ba jëm ca dex ga mu naan ak seeti nañ ci li nga xamante ni moo di L'Oeil du Tigre c'est tous les mardis bés bu ne dañuy xool kan moo aye dans L'Oeil du Tigre mécanicien moo ma invité salle baa ngi nii je suis dans le salon daa jëf waay waa mais carré lu bees bilaay maa ne raw champion nice cool bi ñu gisee kay bi ñu fi rek di tànn bi ñu fi rek di tëb ak mu noonu marqué Polo xam nga Polo mooy la temps bi ñu nekk biir naa xam nga ñun bokkoon nañu école waaw mais Boubacar Diallo saa yi ma saan jël kii récréation waaw moom lañ daan yónni quoi moo naan dugg ko ñu Medina yi fu ngeen doy am mooy ñëw nañu rue 6 wala rue 23 am na ngénte comme moo daan annoncé ngénte yi moo daan annoncé ngénte yi mën naa ne nag mën naa ne diiran naa ci quoi parce que sama carrière yëpp ci oto laa ko def ah bon waaw sama carrière yëpp ci oto laa ko def maanaam sama turandoo Baye Sayer d'ailleurs sax maa ngi nuyu sama tante Maïs ak sama tante Fall ak Baara ak Tafa ñun ñoo defandoo métier mi daal ba tey dara yàquwu ci léegi mu jàngal ma métier ba sama métier mokk ma génn tamit dem defi comme ni ma la ko waxee rek tamit sens ci làmb ji mbër day métier dëgg la mbër day métier mbër day am métier su ma lay laaj mbër mu am métier lan nga may wax mbër mu am métier mooy comme ça làmb kenn néew làmb lañ koy bind ne mooy métier non dëgg la làmb bu benn temps bu gàtt la gën ngaa bari carrière du passé 10 ans li may jëli bu ma dawee dem Mbour ñu daw jëliwaat ma indiwaat ma commencé jàngal maanaam daw ba Mbour après kan moo lay jël si sama pap moo may jël si moo may indiwaat waaw wala mu oote et même des fois def naa ko waaw muy daw di oote waat mu jékki-jékki rek waaw dem ba sem dër ne man jàngatuma quoi mais boobu nag daa am lu ma def sa classe ba lan nga def ci classe bi wax na ko non loolu moom non wax na ko lan nga def ci classe bi ba mu wër na ne yow léegi indépendant non man moom dama noon loo def maître bi non maître bi moom dama dóor def lu dóor waaw bu ma dóoree léegi ma bàyyi ko ba nu wàcc bu nu wàccee léegi
ban wàcca muy daw 2 jours 3 jours may jàng di ko bàyyi si biir bàyyi ban wàcca benn 6 heures rek ñu wàcc rek ma tànc ka. yow Fara. affaire mooy loolu ñu caa rek la nga wax di caa bàyyi gaz bi bari na bàyyi loolu ci xool bàyyi. ay fo. waaw bàyyi ma dugg waaye ma bëgg a doon bon. ndax bàyyi ma dóor naan instant dama war a dem joobi Seck. waaw. atiwa. ba njëkkee ñëw sama premier jour Mbaye Guèye la àndal mu indi ma présenté ma chef garage bi premier jour ma njëkkee ñëw ma jox marteau te marteau bi daal am manche en bois manche ferlante dañ naan jël weñ tiwo sudi ko ci marteau bi marteau weñ yi jox la ko nga téye ko jox ma benn weñ na ma jubbanti ko jox ma benn cornière xam nga cornière fu naka lay jubbanti cornière nii lay def donc ñoo nga jubbanti ko non mu nekk ci soo ba ngoon ma xëy see ba añ di dóor ba sonn complètement léegi nag añ jëpp ba añ misaal ñëw nag da ngay nekk da ngeen di nekk 50 personnes ñun ñu bool boo xamante ne ay rayante la daal ñoom ñu fa la ko dugg rek ñun xale yi nag duñ sax raas ñoo dóor ci kawam yéen saa gis ko tibb ngandam tibbam silaat wan na ko mu ne cuq fi du génn bu ma Youssou Ndour ne ale ma ñëwaat fii arène sénégalaise fii daa ci sama koora am sama dépense bu yàgg ma ñëw fii am fi samay koora daa ci samay koora am fi sama dépense kon li la war mooy nga jàng métier te ba mu jote man bi ma bañee jàng it maa ngi lay nettali lu garaaw bi ma bañee jàng ne du ma jàng sama papa su ma joxee fay ma ne fayuma ñëw toog damaa jékki-jékki rek ñëw suñu kër sama papa fekk ko mu toog ma ne ko duut 50 000 87 waaw sama yaay ne lii ma ne ko duut 50 000 ñu wax ma ne leen ah sàcc ma ko fenn ma ko de sama mag yi ñoom élage ku nekk ma ten taw la waaw ma def ko ci cat bi waaw man kat mooy loolu ku ci nekk ma ten taw la yooyu jamono ku ci nekk ma ten taw la sa frère yi waaw ne leen nag sàcc ma ko fenn ma ko dama ko liggéey. bi dafa ko ñaata at. def naa ko pendant est-ce que dafa lay 10 ans. ay 10 ans. waaw 10 ans def nga métier tailleur 10 ans yi su ma la koy laaj lan nga ma ciy nettali ci 10 ans yi. waaw nekk na loo xamante ne am naa ci lu ma neex am naa ci lu ma métti. tey lu neex li ba lu koy wax ci fukki at naka nga koy tënkee yow. mais li ma neex daanaka bari na bariwul. li ma ci gën a neex mooy nekk naa koo xam ne jàng naa fi métier mais li ma neex mooy dama tarbiyu dama ci daj lu métti dama ci daj loo xamante ne man biir na ma la tey man am naa suñu métier sama patron xam ne man na laa meloon si ñëw. lan nga ci am lu ci la gën a naqati. damaa nekkoon ci benn gàlle laa nekkoon ñu jiñ man ak ñaari booy. mu ñetti booy boobu xale lañ ma ñu dem sàcc kirij. yéen dem sàcc kirij. ok. sàcc kirij jaay ko 1000 francs. loolu xale rek la def. te jaayee 1000 francs ma ñëw maa ngi dégg sama benn tànn ci kër gi boobu maa ngi jaay métier foofu mun ñu ko génn kër gi parce que famille bi moom rek a fi sàcc. Adama Ba. sama xaritu yaay la woon. bi ma waxtaan ak moom le lendemain Adama Ba gis ma hôpital ne ma kaay ma ñu mu ne ma góor nga te am na yoo xam ne mënuñu ko wax jigéen yow laa koy wax comme que yaay taawam cliniquement maanaam day dem quoi. carrément ma ne ko non looy wax nii mu ne ma boo gisee ma lay wax loolu cliniquement dafay dem quoi. sama yaay mosuma wax lii tey bul guddee man mag mu toll man tey bul guddee tey nangam dem entraînement jóge entraînement ñëw si mosu su tax
je suis venu mu ngi tombé sax moment vraiment moment bu mel ni nga xamante ne day guddee naaj. day guddee naaj bi day yéex a dugg. ma ñëw rek gis buntu kër gi ay quelques personnes taxaw fa 10 personnes. donc j'ai senti juste que sama yaay dafa gaañu. automatiquement ah non non jéem ma sax macha allah jéem sax. dina gas ba mu ko sulwangina mani ko dede morele mën naa la ne ci marché bi lañ jógee feebarul dara jotu ko ñu ñibbi si laan demee ma dem seen kër da koy jëli man bokk naa si ñi ko xam ne moom dafa gaañu ndax fekk naa ko ci biir néeg te seen waa kër xamuñu ko. kon yow gis nga ko. mu gaañu naka nga xam ne dafa gaañu. non man xaw ma ndax ñëw naa yee naa ko jógul après ci laa woo yaayam ñëw après si lay kilifa ñëw xam ne kii dafa gaañu te feebaru laa. jóge warax di ñëw ñu ñëw ba si kaw xeeri rek ñu jékki-jékki rek daanu crise affaire bi ma marqué mu daanu crise léegi bu daanu crise sama mag mi kenn tëbul léegi man ma tëb di ko jàpp léegi moom ma ñëwee gisuma ka. gisuma ka loolu moo gën a métti. non ci biir géej gi. lu wax la ko yow. waaw. ndax yow rek yaa ci sàcc. boobu waxuma ko sax mais da ko doon wax paa bi ma dégg ko affaire bi métti na te ay doomam àndoon de. veille tam xarit bu muy génn àdduna dama ñëw seet si ko hôpital mu ne ma fu nga jéem a lekk cere ji parce que c'est pas bu ko fekkee da koy lekk sa papa dafay lekk cere ji mais fu nga jéem a lekk cere ji dafa dem mu ngi tàggoo. guy gi non dama leen waaw. nii waay bu kenn ragal gàcce nga laama jàmbaar muy des ca waar wa. alors mon consultant lii moo nekkoon compilation bi ñu defaloon mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan muy métier yi nga xamante ni xaw naa jaar ci seen émission L'Oeil du Tigre alors noo ko gisee lu ci gën a marqué. ah très bien dañ toppaat tànk yi rek. waaw pour gën a prouver gars yi ne mbër yi am nañ métier. malheureusement nag assistance moo leen manqué. waaw dama ci répété waat encore projet yi ñu jox ñeneen ñi. mbër yi seen war nañ ci biir. ku ci ne am na métier ah. comme mais assistance sax mu leen manqué parce que BICIC daf fi nekk pour loolu. ok da ngay am projet nga ñëw foofu ñu jàppale la sa projet financé la ba nga mën a dem concrétiser ko. très bien te BICIC dafa gëm Sénégalais yi dafa gëm li nga xamante ni moom la ñuy def. gëm le monde de la lutte. te mbëri surtout monde de la lutte dañoo gëm ni que ay xale yu am jom ñoo fa nekk donc BICIC daal c'est la meilleure banque au Sénégal bu ci kanam dinaa ko gën a firndeel li nga xamante ni moom la fi nekkee. alors mon consultant on va passer nag ci li nga xamante ni moom mooy résumé lutte sans frappe bi nga xamante ni amoon na Iba Mar Diop bu ñu nga wan ñu daan yi nga fa gis noo ko gisee. ayca bisimilah. ayca nañ ko xool ñëwaat kon. Jokanjal xaye in way numtooxiida meeke na stade Iba Mar Diop mouvement des tailleurs et stylistes professionnels du Sénégal et de la diaspora den ɓaatu nguro meeke xaye pir ke andoona na denoyo 3 millions meta refna koy no anda ye 3 millions ke a jega ka da ngaajin no catégorie ɗik catégorie nena layel poids léger dandoona na den cuni téeméer poids lourd ke dandoona na den 2 millions 500 mille oxe na felandan koy a ref ka Babou Ngom fo xe refna Mbayang Loum ka yoon ka rek fo Alié Mbaye fo équipe technique fe na L'Oeil du Tigre i xuus fa nuun ndok fa nuun kam stade Iba Mar Diop mbuud ambiance mbuud a tokale no piir ke so i soka ngar no combat ke
Jokanjal allié kene koy ay du tigre angotanit unun meke na stadium Iba Mar Diop tare du mouvement républicain des tailleurs et stylistes du Sénégal et de la diaspora a organisé umene andonan upirke million tadik taxaj el koy million fagen wal ten reɗu ke andoona yee ten doonan we andoona yee den ndeeɗu poids lourd ke poids léger ke andoona neloyo cuni teemeed oxe andoona yee ten xot'u poids léger fe a ref oxe refna Elimane Diouf took Babacar Dieng final poids lourd fe oxe refna François Gomis moƴolo anna Franc ten xotuna Fodé Sarr donc kene ten refu ke andoona yee ten i nqotanit u nuun mene laya nuun ee bona talaata fa lakas fe na gara a felanga roog jam fa jam. mu consultant loolu nag moo nekkoon résumé lutte sans frappe bi nga xamante ne amoon na bu yàggul dara foofu ca Iba Mar Diop noo gisee. li mu gisee mooy c'était un peu dernière journée yi la ci avant le mois de Ramadan. ñu gis ne Franc bu Parcelles mbooloo. moo fa daan Fodé Sarr bu Fatick. en finale nekk ñaari grand champion. encore une fois rek lamb traditionnel bi actuellement mi ngi dabal lamb avec frappe bi. booy xoolaat sax public bu bëri dóor yëpp ci booy xoolaat ñu ngi dem migré yi dem ci avec les sans frappe parce que mooy moppat. da ngay toog di gis des centaines de combats. te les grands champions de l'arène ñoo dem di fa bëri ji. Franc bi ma lim nii ay Fodé Sarr ay Goro Sock ñoom Reug Reug xale yooyu nga xamante ne suba dañu leen yaakaar ñoom Serigne Ndiaye numéro 2. waaw di Fass xale yooyu nga xam ne dañuy yaakaar suba ci làmb ji ñoo ne ci mbapat yi di ko toj ba pare di ko boole arène bi di am problème mu nag am adversaire ci biir arène bi parce que dañu xam seen mën a bëre duñ nangoo bëre ak ñoom te arène bi ñi ko téye doon ay jeunes war a bëre ak ñooñu duñ nangoo bëre ak ñoom parce que dañuy bañ ñu weddi leen ndax ils sont compétitifs comme Reug Reug ils sont compétitifs comme Fodé Sarr compétitifs comme boo xoolee drapeau chef de l'État bi rek xale yooyu nag tey jii suba wax naa ko fii dinaa ko waxaat bàyyi leen ci xel ngay jël seen biir ngeen bind ñii bëre ci bëre traditionnel bi moment bi suba ñooy moom lamb gi def ko seen poche te kenn du ci mën dara. mais mon consultant je pense que waroo leen jox choix mbër yi fi nekk di am choix wu nangu bëre kenn ak bañ a bëre kenn. xam nga lamb nag moo nekk. soo refusé ñaari yoon mais ñu kii la ñu off la tegee la ne leen. refusé mbër dina refusé sax bëre ba mu joxal ko mu def année blanche 2 fois donc perte na 2 années. mu jaare fa bañ a kii tout le temps noonu la ñuy def mais nag bëri seen biir bëri bi seen biir moo tax lamb ji mën a amaat benn recomposition. gars yi mën a bëggaat lamb ji fu mu toll nii bés bi mu nekk. pour ñu dindi ko fa xale na nga bëri seen biir mais saa boo nee Fama bëri rek Mado am lu mu lay. Mado day daw tapet la bëri leen seen biir te xam ne temps bu gàtt la yàggul de. maa ngi toog 45 ans mooy jeex na. avant 45 ans nag daf ci maximum. de combat possible de combat. comme que amul limite kay mieux vaut nga rey ci sa bopp rek ba keroog muy jeex. exactement alors merci beaucoup mon consultant ñu daal di jàll nag ci suñu 3e rubrique. ñu ñëw ci affiche Lac de Guiers numéro 2 ñëpp xam nañ combat bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy moom mooy nar a ñëw bu yàggul dara moom la ñuy bëbët bu yàggul dara incha allah nga def affiche ak ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers numéro 2 ñu dem seetaani ko buñ ñëwee nga càmbar ko. waaw Père Moustapha Gueye maa ngi lay ziar bu baax a baax du nuyu axlu làmb du nuyu waa écurie Waalo du nuyu sam papa Khalifa Diouf du nuyu képp ku nekk écurie Waalo maa ngi leen nuyu di leen sant di nuyu Waalo Waalo yëpp ak sa mbokk soose yëpp man maay Lac de Guiers numéro 2 nekk écurie Waalo def 17 combats benn match nul ak benn sans verdict ak benn défaite waaw. li ci des ay victoire la moom. ok nga war a bëree kan fu ngeen di bëree ak kañ ngeen di bëree. waaw may bëreeg Modou Lo ñuy bëri le 16 juillet waaw stade Demba Diop. Lac de Guiers dañu laaj salaamaaleykum bi moment bi ñu waxee yooyu nii fan nga toll ci sa préparation. ñun avant combat bi taxaw sax dañuy entraîné kon donc ñun pare nañ bu yàgg pare nañ bu yàgg di xaar le 16 jot rek ñu ñëw ci kattanu yàlla jël li ñu moom. ci ñaata séance d'entraînement nga toll moment yi ñu wax ak yow. waaw moment bi ñu toll nii dem matinal bi daw longue distance xam nga la lépp ay accélération lay doon
bu ñu ñëwee ngoon gi contact bi yam parce que loo mënul woon def pendant 6 mois mënoo ko defaat moment bii ñu toll nii waaw. foo toll ci fighting la boxe. waaw ci lépp pare nañ ci sur tous les plans nag pare nañ ci lépp ci xeex bi pare nañ ci bëre bi lépp bàyyiwuñu dara. ak ci curux cerax bi lépp pare nañ ci. est-ce que capable nga actuellement pour bëre 40 minutes yoo xamante ne mooy 40 minutes yu règlement. pare naa pour lépp xam nga bu fekk ma sax may entraîné ñu mën a wax waaw mais daf ma fekk may entraînement yu metti xam nga dama koy faral di wax mais gars yi duñ dégg fu may waxee mais balaa ñu doon comprendre ne mën naa dépasser temps bi nga xamante ne moom la ñu joxe ci làmb ji bés ba jot rek. ok gars yi dañ ne la dëgg numéro 2 combat bu gudd la gën a mën a bëri Modou Lo aussi combat bu gudd la gën a mën a bëri yéen ñaar si combat kon dafay gudd wala dafay gàtt. non xam nga combat balaa moo neex rek mu gudd parce que ñu xool kenn ku nekk fan la koofram toll ñu joxe àq bi comme ni mu ko waxee ñu xeex bu metti bëre ñu xool ñan ñoo ciy jël yenn yi ak ñu ci dul jël yenn yi. en fait sa combat bu njëkk bi nga xamante ne bëri nga ko Modou Lo lan nga ci tiré loo xamante ne baaxuloon ci yow ak lan nga ci tiré loo xam ne baaxoon na ci yow. waaw boobu xam nga tey père Moustapha Gueye boobu mun naa ne conseil yi moo bari woon xam nga la ba pare teg ci tamit mën naa ne làmb ji presque géej waaye ñëpp mu woon sama ginnaaw charge bi teg woon sama bopp ñu am nuñ doon doxalee bañ a ñàkk xam nga la moo taxoon ñu bëre woon noonu jour boobu noonu mais bii nag dañuy dem ak suñu xel. bi da ngay firéeku. waaw. mais lan mooy firéeku. mbërum firéeku weesuwul lii ñuy def nii xam nga la ñëw ci face à face yi firéeku xam nga entraînement firéeku booy neelaw sax da ngay firéeku waaw. ba ci biir combat bi nag. ba ci biir combat bi léegi nga jël firéeku bi nag denc ko léegi nag fas yéene taxaw ànd ak fulla bu ànd ak firéeku ah. waaw. fulla googu yaakaar naa ne Sénégal yëpp constaté nañ ko bu baax ci yow macha allah. merci alors. nga dégg ngeen bu Modou Lo wooyee ci bëre fan nga koy wuyu yow. bu ma wooyee ci bëre. père kii Moustapha Gueye man mën naa ne ku mën bëre laa mais peut-être gars yi dañ ko mënul xam nag mais balaa ñuy xam loolu fekk ma jaar seen kaw ba jàll. bu ma wooyee ci bëre ma fekk si ko ci bëre bu ma wooyee ci xeex ma fekk si ko ci xeex. Modou Lo bu dépayé ne si nag cappal sa benn tànk. nu may réagir lay dëgg. nu may réagir mais tànk kay ku ne cappal sa benn tànk looy éliminer du loxo bi. ah bu éliminer loxo da ngay ràcc rek ràcc suuf tànk da ngay ràcc mu seex tànk bi nga téye loxo bi éliminer benn loxo bi. su Modou Lo déparé ne si di tas sa ñaar tànk mu bëgg sa biir dawtal la. foofu lu la ciy génne kay mooy nga rasu parce que mbër bu la sexee ba jeex li la ci mën a génne mënoo fa tànte mbot mënoo fa tànte dara li la ci mën a génne nga dóor ñaari pas arrière mooy rasu bi ñuy bañ. loolu dafa baax ci mbir. tax nga bëgg rasu moom tamit. tax nga bëgg rasu. man dama gis am na combat am yoo xamante ne buñ ko yeggee fenn day rasu waaw. rasu dafa bokk ci bëree. père kii daf ko mës a wax nu tudd sax. Birahim sama papa Birahim maa ngi koy nuyu en passage dafa ne mbër boo mënu rasu rek mënoo ko sa bëre des na. ça c'est vrai. waaw mbër boo mënu ko rasu rek sa bëre des na. parce que dinañ lay yegg fenn rek li la ci mën a génne mooy nga rasu géej ci. ok d'accord bu ngeen sëqantee gaño nag ku ne dugg si loxo càmmoñ. boobu nag dina neex père bu ñu ñëwee sëq gaño boobu nag dina am faar yoo xam ne dina foq. mais jàppante gaño est-ce que du dugg du yàggal bëri. waaw am na yoo xam ne day yàggal bëri parce que bu fekkee nga jàpp ràcc day yàggal bëri mais am na yoo xamante ne boo jàppee ràcc nag xool buntu bi du yàggal bëri de. yéen ñaar am na benn point commun bu ngeen bokk ci wàllu làmb. mooy kor. yow da koy kor si loxo càmmuñ moom da lay kor loxo càmmuñ yéen nga rek si loxo ndeyjoor moom dina ci loxo ndeyjooram loolu lan nga ñu mën ci mën a leeral parce que bii passé yaakaar naa ne korante wu leen. si korante nañ sax. mais liñ korante bariwul. mais moom kor la gën a mënee. ok ay aussi mën nga kor waaw mën naa kor mais man sama kor fu mu dalee dana affaire de bu day ubbeeku. ngay doon épée mu jël épée. waaw. yéen ñaar li ngeen bokk dafa bari. waaw moo tax ma ne bu kenn njëkk a kor moromam rek ku ci njëkk a kor sa morom moom buntu dina feeñ. ngay dóor direct muy dóor direct. waaw
est-ce que gënuma ko baax direct. si. parce que yow amul problème loolu nga xam ne amul problème. da jàll na jàll comme sama bos nu mu jàllee sa bos da jàllee noonu. amul secret. muy door crochet ngay door crochet. muy door crochet may door crochet moom mu koy door ma koy door man mën naa ne ci lu bari maa ko dàq. ah oui. ah ci cadre xeex bi rek parce que damay xool man. li nga ko dàq lañ bëgg nga leeral ñu ko amateur yi xam. non su ma ko waxee nii mën na ko préparer nante la. ban message ngay envoyé say supporters ak loolu ñu dégg. waaw message bi ma koy yóbbante rek mooy lenn la rek comme nee nañu dëggal suñu bopp nañu fexe dëggal suñu bopp dëggal ba muy wax noonu na ko dëggal rek bu ko dëggalee dinañ xam ne làmb ji na neex waaw loolu laa koy yóbbante di xool ay supporters am na ñëpp ñëw ñëpp fees stade xam nga la sama supporters ñëpp fees stade ñu fas yéene jàmmarloo ma ak moom ñu wane lu métti waruñu fa wane lu nooy comme moom nee na léppam xeex la ko bëggee ñu suul suñu tànk ah bés baa nag ñu fexe ba dëggal lool rek waaw man daal maa ngi woo sama supporter yëpp supporter Géejuwaay sama supporter yëpp maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn di woo sama mbokk soose yi mbandi ko ana comme mooy laal mbaal daanoo la ko tet ñi ngi ko mbaa wala na bundaati bii wala no mandigol be sewo bi mbaldano aka alani kala yen so duwala ñing ko mbakono parce que mom mo do soto mom man ka mandigolti ali so duwala di wo sama côté yaay séeréer lebu yi ma ngi wo ñëpp di leen wax ne nañ japp ci combat bu baaxa baax surtout séeréer lebu yi yeen lay waxal da ngeen japp ci combat bu baaxa baax bayina ko seen loxo ma ñew nak ci sama xarit nak moy walo yi ma ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla lay yàlla defal jàmm parce que gis naa ni ngeen di sonné ci man yéen waalo yi maa ngi leen di ñaan bu leen bàyyi combat bi yéen ñëpp ni ngeen ci jàpp surtout pëlu waalo yi yéen laay waxal xam naa takk rek ngeen di def bàyyi naa lépp seen loxo yéen pëlu waalo yi lépp mu ngi seen loxo bu kenn bàyyi na ñëpp jàpp bu ñu paree na ñu ñëw waalo nag xam nga feete affaire bi waaw incha allah bu neexee yàlla kontaan naa ci yéen kontaan naa ci sama papa Moustapha Gueye vamos Mao vamos. Mon consultant alors lii moo nekkoon li nga xamante ni moom moo nekkoon affiche u Lac de Guiers 2 soo say jug leen nag parce que xewle ngeen seen doom ci boppam moo woote. te dafa fas yéene bëri lu rëy. moom ma première question mooy lan moo tax defoo affiche u Modou Lo nga def affiche u kese Lac de Guiers numéro 2. Fama merci beaucoup pour leeral encore boppu téléspectateurs yi. da nga far wala. non mënu nekk far. ñun suñu devoir la ñuy def mooy. kon lan la. seeti wala de Guiers numéro 2. mu jox ñu accord jox ñu jour respecté jour ba. ñu ñëw def ak moom. d'accord même chose la ñu waroon def ak ki nga xamante ne mooy. Modou Lo malheureusement. moom la ñuy defal mbër yëpp. dafa am contretemps peut-être mais en tout cas c'est un peu dérangeant rek amul retour. waxu la wow na waxu la tooy na non pas Modou Lo en personne seen encadrement la ñuy waxal. waaw dañ la woowu ñu la nga rappeler réagir ñu nga bàyyi leen fa def sa émission. dëgg la du tee nag ñaari mbir yëpp nga yéene leen jàmm souhaiter ñoom ñaan ñëpp même chance que le meilleur gagne. oui bien sûr mais nag ki ñu mën a wax nag gis ko ne jàkk ci moom nag mooy ki nga xamante ne. gis nga ay entraînement te passé nga journée ak moom. Modou Lo séen naa ko. il y a une semaine moom ak Lac de Guiers numéro 2 ñu toog ci plateau. ñu nekk ak man diggante 5 mètres. am na lu ma ca waxoon ci ñaari état mbër yi. loo ca waxoon fàttali mais bii nag dafa jige trop man dama nekk ak Lac de Guiers numéro 2. pendant lu mat 1h30 de temps def ak moom émission donc approché naa ko xool naa li nekk ci moom kat li ma ci mën a wax dinaa ko ci wax aussi. d'accord il est très en forme. ok physiquement daal noo ko gisee. physiquement macha allah rien à dire parce que mbër tamit. dafa mel dafa accentué wu préparation ci ki muy bëreel muy Modou Lo. loolu dafa am importance sooy bëree mbër ma na mu toll na mu mel noonu ngay liggéeyal ak li nga bëgg ci moom. d'accord nga xool ne ko Lac de Guiers numéro 2 bi ñu bëree Yékini ëppoon na nii. nga gis ne comme nii gën na affûté gën na séché. ay muscles gën nañ génn donc day prouver ne rek Lac de Guiers numéro 2 dina am endurance ci combat bi lool. du ci sonn c'est sûr dina ci am rapidité lool. aussi moom mooy li mu liggéey ni ngi gis jëmmam nga xool tànk yi xool épaules yi xool bras yi xool ni muy réagir nga xam ne kii. c'est un leader prêt pour dem bëri ji. d'accord loolu moom solo ci importance. en tout cas Lac de Guiers daal suñu xel dal na ci moom ci état physique bi nga xamante ne gis nañ ko ci moom. d'accord. ay pneu la jël di ko yëkkati. waaw def na ay leçons encore il était encadré. par un champion d'Afrique. muy kan champion des Africains
classement mondial bi importance muy Khalifa Diouf nekkoon Lion d'or au Sénégal. D'accord. moom la ñu àndaloon aux Jeux africains de Caire mu daan gagné fa Ali Rachouane jour boobu tuuti xeer yi gaañ parce que égyptien bi. nga xamante ne mooy Ali Rachouane dafa dominé woon Afrique yëpp kenn mosu ko gagné. en Europe mu doon xëccoo ji ay Jeux olympiques. ak ay championnats du monde. ñu gagné nekk ku ñu musul gagné Khalifa Diouf gagné ko ci dëkkam. ay xeer la ñu doon sant dañu dàq keroog ba suñu dañu dàq ba ñun fi ñu dëkkoon village olympique bi. fair play amu fa. ñëpp ñu génn taxaw défendre Khalifa Diouf. ndeysaan mu nekk fi Lion d'or aujourd'hui mooy encadré ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers. kon gën nga nekk aussi maam ci moom. booy wéy parce que depuis un certain temps ñu Khalifa Diouf moo nekk nii ci moo leen image di woon nii. waaw c'est un très grand champion du judo. moo encadré Lac de Guiers numéro 2 boo déggee ñu naan ay dafa indi ay expert bi du kenn ku dul kii. d'accord moo travaille ak moom contre Papa Sow. moo travaille ak moom contre Yékini moo nekk aussi di travaille ak moom contre Modou Lo mi ngi bëreel nii. waaw ku mel ni nag comme sa ginnaaw nag sa xel war na dal. parce que xam na luy galgal xam luy mboot xam luy combat. donc Lac de Guiers a fait un bon choix de choisir notre champion. notre légende vivante. ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Diouf. Khalifa Diouf. malheureusement on n'a pas pu faire li nga xamante ne moom mooy affiche u Modou Lo pour mën a wax supporteru Modou Lo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy xaar Modou Lo gagné état physique bi nga xamante ne moom la nekkee mais en tout cas ñun lay du ci faruñu fenn ñun amuñu jeexi jaaxa fenn man personnellement faruma fenn donc ñu ngi leen di ñaanal ci ñoom ñaar ki ci mën na daan moromam ki ci gën a liggéey na foog morom et surtout j'ai apprécié Lac de Guiers ci ay entraînement am li mu seex nu mu tuddati protège dents voilà c'est important soo ko tàmmul ci fi nga xamante ni fa ngay entraîner seddu naa ne boo demee ba ci arène bi ci lañ mën a bënn sa coup de poing sa bëñ fell baa mu yàqu donc yooyu yëpp boo ko tàmmul ci entraînement bi da ngay sonn loo deful ci entraînement bi lu ca feeñul du feeñ ci làmb ji da nga war a familiariser ak moom à l'entraînement même booy daw même booy bëre même booy jël leçon pour ce jour boobu boo ko solee du am ci yow benn détail Lac de Guiers numéro 2 mën nañu wax ci moom lu dul jeex c'est un combat boo xamante ne décision bi mu ci jël gën ñu ko jël ci combat parce que ñoom ñaar nag bul fàtte ne pied très ferme def nañu ay sorties yoo xamante ne waxante nañ ci ay wax yoo xamante ne wax yu am importance la ndax dañoo bëri woon tëwoo tey ji ku ne ñamoon na sa morom ba sentir lan la am donc bu ñu ñëwee nag tey jii mënuñu ñàkk daan dañoo ñaar kii dina daan kii daanu mais nag avantage bi nga xamante ne moom Lac de Guiers 2 am ci combat bi mooy taayam gabareem ak rallongement. d'accord bu ñu duggee ci côté fight aussi Fama nga gis ne ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk pratiquement dañoo am direct am uppercut am crochet. ok ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk direct gauche ngay dóor. ku ci nekk crochet droit ngay dóor ku ci nekk aussi uppercut droit ngay dóor. d'accord kii def bagarre rapproché Modou Lo un peu bagarre de rue bagarre rapproché taxaw samp jaaga rayante nga dóor mu dóor nga dóor Lac de Guiers numéro 2 du def yooyu jeu. Lac de Guiers numéro 2 il boxe proprement. dafay nekk à distance di la toucher te doo ko toucher mais bu ñu fàttali aussi ñaari mbër yi tamit nekk ay mbëru geño bu ñu sëqante ay geño ñoom ñaar ragal naa combat ba fa lay guddee fa lay yàggee. man bëgguma sax mu nekk combat bu gaaw dama bëgg mu nekk combat bu yàgg. combat bu nekk si biir non mënul yàgg xam nga ñoom ñaar dañu bokk aussi ci ñaari mbër yi nga xamante ne ñoo gën a respecté entraînement de. waxuma benn bu respecté entraînement mais ñaari mbir yi gën a constant ci entraînement yoo xamante ne bu ñu amee combat ñi ngi entraîné bu ñu amul combat ñi ngi entraîné foo fekk ñi ngi ci forme moo tax ñoom ñaar seen combat yi ñuy bëri yëpp seen àddina bu ñëwee dañu nekk en forme Modou Lo kenn musu gis mu ñëw ci làmb te nekkul en forme Lac de Guiers numéro 2 kenn musu ñëw ci làmb fekk mu nekk en forme boo boolee ñaari mbir yi nekk en forme nag da ngay gis un combat surtout ñoom ñaar bu ñu bëggee combattre mais nag moom nag benn issue boo xamante ne Modou Lo moo war a dem chercher son adversaire pour que le combat s'enflamme parce que moo gën a gàtt taay foog mu approche adversaire am pour mën a xeex ak moom mën a bëre ak moom adversaire am aussi foog mu fuir ko pour mën a xeex ak moom non si Modou Lo ki la sut booy combattre ak moom da nga koy approché ki nga xamante ne mooy sut boo koy dafay refuser di créer distance boo xamante ne ci lay mën dóor doo ko mën dóor moo tax ñu naan njool ak ndaama bu ñu dee daje njool ma dafay sori ndaama la pour mun koo laal ndaama la day ñëw ndaama waaye ka bëgg ku ko sori ak ki bëgg ku ko jege ñoom ñaar seen combat du jafe parce que ki bëgg ku ko jege foog mu jege ki bëgg ko sori foog mu sori mais foog tampon la am déew bi dafa gàtt 15 mètres la de diamètre rond ou 20 dafa gàtt déplacement su bare sax nga génn saako yi seen duñ ci ñoom nag génn saako dañ seen ci ñoom la bagarre le combat ñu woon ñu loo xamante ne vraiment Sénégal dañu naan ñii de lañ ñëwaloon bee passé neexoon na waaye bi ko dàq surtout nag lancé bi ñu nekk attention Lac de Guiers dafa jóge ci Papa Sow daan ko
def ci benn lancé ñëw daan nag ki nga xamante ne nag mooy l'éternel champion di Yaxya Jóob Yékini avec la manière bi mu ko daane. Modou Lo ñëw moom aussi jóge ci defet Bombardier ñëw gis ngeen ni mu bëri ak ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux wane savoir faire wane condition physique wane xarañte wane ñeme wane bëri ba am ndam. donc ñoom ñaar dañoo bokk vraiment ay niveau. xarañ rek ku ci waxul loolu rek la bëgg ñoom ñaar dañoo bokk ay niveau kii nag bëreem daa feeñ mu mën a spectacle mën a show mën a raam mën a song mën a xeex am jom mu bëree muy Modou Lo. à ton avis c'est qui le favori. kan moo ci favori bi ci ñoom ñaar le favori fii moom ñaari mbir yi moom joxe ci favori moom ku koy def rek da ngay wax la nga bëgg wax waaye kii nag bëri ba daa feeñ la déggee numéro 2 bëri ba daa nëbbu. waaye bërim dafa efficace. à chaque fois qu'il tente benn action doo jéggi ñaari paate daanu la. loolu mooy efficacité làmb nag bu ñu koy wax mooy daan. il va prendre son temps largement comme ni nga ko waxee nee na moom def lu ko leerul def lu ko wóorul loolu mooy bëri lu ñu soxla waa diw daan na. waaw ak noo ko mën daane baax na waaye tamit. waaw ñaari mbëri ko ñu ngi leen seet bonne chance. fair play tamit ñu ngi koy ñaan supporter fair play dafay am mënu faa ñàkk. ku deful fair play am na lu lay xaar ci ginnaaw. te ñoom ñaar tam loolu ñu war a woon nag. c'est deux athlètes yoo xamante ne mosuñu woon indiscipline ci làmb. donc du tey lañ ñu koy woon donc kon boog yéen ñaar ñoo ngi nag bonne chance et bonne continuation que le meilleur gagne. merci beaucoup mon consultant analyse bi jaar na yoon bu baax a baax alors dañuy daal di jàll nag ci suñu premier jël. woowa ki nga xamante ni tànn nga ñaari mbër yi nga xamante ni Pathé Boy lañ koy woowee ki ci topp tudd Big Pato alors Big Pato ak Pathé Boy ñoo fi séenee jàll mais damaa bëgg ngeen accueillir chaleureusement ngeen xaar chaleureusement le président Youssou Ndour yow xamoon nga ni dinaa la tooj ak sa lii nga takk lii nu mu doon kooku ab Youssou Ndour wala dafa gis grand bi takk affaire bi amatoo jàmm ak salaam nga ne ko lay du tig bi foog nga takk ko bi la Youssou Ndour takkoon quoi réclamé ko je vous laisse quoi je vous laisse merci Youssou je suis à l'aise avec grand maa ngi lay ziar bàyyi ngeen jàmm jaajëf très bien di nuyu tamit mbokku téléspectateur yu Oeil du Tigre am mbégte loolu daal di ñëw jënd ak yéen si seen beneen numéro Oeil du Tigre ndax xam ngeen ni dañu bëroon fan yële ndax koor geek la nga xamante ne daa moo ci loxo si woon waaye gannaaw loolu nag jàmm ñu daal di kon bokk jublu ci li nga xamante ni moo di jël bi numéro 1 diggante kii di Pathé Boy ak Big Pato Pathé Boy nag dafa di quelque chose de très particulier ndax homme de tenue la policier la bi nga xamante ni dafa ñëw pour une première fois di soobu ci li nga xam te ne moo di arène bi loolu nag du ñu faral di ko gis. non mais mu mel ni ki daal amoon na gannaaw. mais foog ma dugg foofu tuuti les hommes de tenue ay sportifs lañ pourtant. nga gis un policier boxeur un policier karatéka sport yëpp ak loo mun sol tenue da nga koy pratiquer au Sénégal nag musul am. même les militaires man maa ngi fàttaliku sama benn promotionnaire bu ma def àndal équipe nationale ñu tuddoon Félix Coly nekkoon un sapeur. dañ ko doon interdire mu bëri dans l'arène mais permettre nañ ko mu def lutte olympique. aujourd'hui nag tey jii alhamdulilah rabbi alamin ba sunu autorité dëkk yi xam ne sunu sport national mooy làmb un homme de tenue buy ñëw ci làmb ji des fois di ànd ak mbër yi des fois sax encore problème am ci làmb ji si diggante policiers yi ak lutteurs yi mu ñëw intervenir en tant que lutteur policier ba yëpp am jàmm donc Pathé Boy boobu dañ ko souhaiter aussi bon vent en tant que homme de tenue policier jaxasoo gars yi summee ko di bëre ak ñoom day tax seen nit ñi gën a ñemee policiers yi parce que policiers yi tamit comme peut se dire Cheikh Ahmed Tidiane kenn du ko ragal da nga koy ñemee pour jàmm am seen diggante tant que yaa te boo ko wax sax am na li nga xam ne ma koy xaw a pisaale nga ndax sa mag di Malick nga xamante ni Abdou Gueye Abdou je veux dire l'entraîneur de l'équipe de Fass c'est un policier c'est un policier après garde corps du président de la République te daan bëri mbapat et tout ça donc le sport national la donc c'est pas une première alors non c'est en fait pour la lutte avec frappe mais c'est une première voilà donc Pathé moom moo xaw a mel ni man nii genre ko ñor la waaw en fait bel athlète parce que ngandul réyul waaye boo ko xoolee di nga xam ne kii am na entraînement par ki muy bëreel moo ko sut moo ko ëpp kon genre faux mince la quoi exactement moom moo kii moo sol ngembul bu léegi moom Pathé Boy Big Pato moom moo Big Pato sol ngembul weex li takk jaaj yi téere bari nag xam naa ne aca boog bismillah Moustapha salaamaaleykum wa rahmatullah bismillah Pathé Boy écurie Mbour di ànd ak Bombardier nekk sama xarit nii man Moustapha Gueye nekk sama fan si mii man Moustapha Gueye fii di seen wàllu ndeyjoor gisal ngembul sol ngembul bu léegi taxaw di xool adversaire am di ko jàng Big Paco seen wàllu càmmoñ ngembul weex li moom tamit taxaw di jàng adversaire mi Pathé Boy waaye Pathé Boy taxawaay dafa mel ni ku ne yàcc taxaw di parce que est-ce que li posture ku war a bëri la parce que combat bi démarré gul mi ngi def observation di intimider adversaire am di xool lu muy def c'est important am na ay minutes yu suivre juste avant coup de sifflet fa laaj benn genre de concentration xam naa peut-être jàng na ko moo tax mu koy def nii bambasement ñu dem alors bi sifflet na jiital na tànku càmmoñam adversaire am jiital tànku càmmoñam adversaire baa ngi jéem a dox ci kawam
salaamaaleykum maaleykum salaam Pathé Boy daal def li ñu naan nuyoo sànni direct di gauche adversaire bi daw di ko song mais xoolal Pathé ni mu jéem a contrôler adversaire bi tànk càmmoñ la gi te doon Cheikh Ahmed Tidiane adversaire bi ko song si mu dawale tànk càmmoñ bi indi position droite di ko intercepté Vamos Mao intercepté jargandalu dem di ko ceinture ji xoolal Pathé Boy fi mu gekk bopp bi di sécuriser boppam loxo baa ca gannaaw mu jàll ko ceinture ko adversaire bi actuellement mi ngi jéem a rasu jël tout son poids di ko wéer ci kaw ki nga xamante ne mooy le leader policier di Pathé Boy Vamos Mao Pathé Boy ngay jàpp sa gannaaw xar ngéppen ah Pathé Boy ngi bëri Cheikh Ahmed Tidiane dëbb na ko sol ceinture ko ca gannaaw ngemb la ba pare jël loxo bi di ko xar ngéppen di téye tànk bi fii loolu la ñuy wax xar ngéppen xar ngéppen après sukkar bee ci topp mais adversaire bi nag mi ngi tëdd ci kawam adversaire bi nag booy xool moo gën a costaud adversaire da ko mi ngi ko mbaar nii exactement booy xool moo gën a costaud mais actuellement c'est Pathé le lutteur policier qui mène le débat mi ngi bëre xool mbokk policier bi nii gëstoo di ko xool ndeysaan noo def ni far Vamos Mao mu génnaat ah jàpp nañ jamu Pathé Boy léegi nag bëgg ko def li ñaan mbott jël waaye Pathé dafa lànk dafa bañ de parce que bu ñu lay mboot boo toppee action boobu la njool di mboot da ngay dem daanu ci mais dafa dem ci ginnaaw en général bu ñu lay mboot boo wuyjee rek mun nga am problème mais dafa lànk bañ a dem Vamos Mao encore xel géppante Pathé Boy bopp bi fi mu nekk ci biir c'est important daf ko gekk ci ndaqu adversaire bi ba pare mi ngi téye ceinture bu baax am na donc fii da ngay gis ne Pathé Boy Cheikh Ahmed Tidiane Pathé Boy am na ñetti ndoxtu benn ndoxtu fa mu téye ceinture ñaari ndoxtu bopp bi ndoxtu la fa mu ne fa am importance ñetteel booy loxo ba ne ci di ba ne ci pokotaan tànk ba Vamos Mao voilà léegi nag fii Cheikh adversaire ba da ngay gis ne kon boog dafa signalé ne moom mii mbootkat la effectivement njëkk na tenté mboot parce que tenté na ko au moins bi mooy la troisième fois au moins mi ngi jéem a sukk benn oom bi ne pour indi ko de force fii nag li tax Pathé Boy demul ba léegi jaaxal na ma mais fii logiquement normalement adversaire bi war na am possibilité yóbbu Pathé Boy par force le lutteur policier Vamos Mao ngi dem ñu dem ñoom ñaar mu mbootu ci ginnaawam mu koy bot le ralenti xar ngeen mu bañ mu door mboot mu tag ca kawam dafa ngoom waaye loxo ba ca gannaaw loxo ba ma doon dekk suuf loxo bii xoolal ma loxo bi loxo droitu Big Paco ngay xool ni ko Pathé def bi ñuy dem ci suuf voilà góol na ko exactement wéeru ci kawam ak appui bu extraordinaire du pied gauche du policier dafa mel ni sax ko xaw a nooju en même temps xaw a mbëpp ci kawam noonu waaw taalal ñaan loxo yi rafet na ah là là mais Moustapha boo xoolee il me semble que combat bi ba fi ci toll nii ki nga xamante ni moo gën a tenté ay action moo di Big Pato moom moo gën a tenté ay action mais ci mujjantal moom moo daanu parce que quelque part aussi j'ai l'impression que dafa tombé dans son propre piège parce que mboot bi nga xam ne moom la doon tenté finalement mboot bi ba àggul exactement c'est normal Cheikh pour ki nga xamante ne moom mooy Big Paco di mboot parce que bu ñu la laalee féetale ci wet ngay mboot kat foog nga mboot waaye bu njëkkee mboot Pathé dafa refusé mboot mi bañ mu mbootaa une deuxième fois Pathé accompagné ko une troisième fois nag Pathé tenté ko yóotu loxo ba moo doon teg pour appui bi pour kii ko daal di wéeru ci kawam nag tëdd ci kawam moo doon chute bi nii booy xool chute bi waaye gi war naa mer trop parce que position bu mu nekkoon moo doon daan normalement effectivement bu réussir woon affaire bi mais Pathé daf ko suivre gis nga dawale tànk pied droit ba mu dem yokk pied ba wéeru ci kawam donc centre de gravité retour boobu du am waaw dootu amati possibilité pour mën ko envoyer donc Pathé ngi toog ci kawam yëkkati ay loxom donc di firnde ni que effectivement aussi il a du mérite parce que tamit boo nekkee ci corps mel ni police aussi di ci yëngu ba pare ñëw di bëre doonu li nga xamante ni li ñuy faral di gis la donc je pense que quelque part aussi am na benn taux de sympathie bi nga xamante ni dana ko am forcément mu doon homme de tenue ba pare ñëw sëgg di bëre non seulement sax loolu dafa ñëw moom Pathé meuble bis bi indi fa ay spectateurs yoo xam ne ñu leen bëri grand combat ay duñu ko fa y avait beaucoup de monde bi mu daanee ba ñibbi sax ñëpp dañ ko topp stade bi xaw a vide mooy sympathie bi moo lay wax rek bon ñëpp ànd ak moom y avait beaucoup de policiers et moom aussi nag xale bu sympa la mun social mun jaxasoog mbëri nekk xaritu mbëri yëpp nag bëgg bëri nag yàgg bëri mbapat ba aujourd'hui mu dugg ci arène bi donc nag am nga soutien wu
képp koo xamante ne mi ngi ci composante lamb yow Pathé et xamal na aussi am na benn link boo dox ci diggante mbër yi ak policiers yi parce que c'est normal des fois échauffourée day am malentendu am ci diggante policiers yi ak mbër yi waaye moom présence am foofu nag na tax mbër yi ne kii di kat su ñun la bokk wala bokk fële donc mu nekk benn famille la police su amul ñun mbër yi duñ mën a bëre parce que déjà au niveau du CNG rek bala sa combat di valable ñu koy tëgg rek foog nga am lépp note bi wane ne am na policiers yi war a ñëw su policier amul làmbu du am donc nag lënk bi war a am ci diggante policiers yi ak ñi nga xam ne mooy civil yi lënk diggante doomu ndey ak baay rek la waroon doon mënul doon leen du loolu Pathé Boye félicitation Big Paco aussi encouragement jërëjëf Moustapha kon yaakaar naa ni bii moo di jël bu njëkk bi nga xam te moom la ñu defagum diggante Pathé Boye ak Big Pato nga tojal yax mi gis nañu déjà Pathé Boye mi nga xamante ni homme de tenue la di policier ba pare ñëw sëgg di bëri mujj am ndam ci kaw ki nga xamante ni moo di Big Pato kon boog yaakaar naa ne mbokk yi dañuy daal di kon bokk jublu ci li nga xamante ni moo di publicité bi ak suñu sponsor officiel di banque bi di BICIC laata ñuy dellu si waat waaye bi la yoon di ngeen si ànd ak soxna Fama Thioune di sama jigéen laata may dellu si waat si seen ñaareelu jël bi waaye bi la yoon diggante Mamaya lay doon ak Drogba jërë ngeen jëf. merci beaucoup Cheikh Tidiane Chéri Pauline jaajëf gis nañ jël bi ni ngeen ko décortiquer yaak moo consultant alors BICIC nag moom comme ni ma leen ko waxee woon day banque bu nga xamante ni dafay fi nekkal sénégalais yi dafay banque boo xamante ni dafay jug ci di ñu jàppale di ñu tette jusqu'à la réalisation de tout type de projet boo mën ci am financement bu mu mënti laaj boo fa doxantoo dinañ la accueillir dinañ la dalal dinañ la jàppale ba nga mën a réaliser sa projet boobu donc sama mbokk mbëri maa ngi leen di ñaan xam naa ni dem ngeen fa massivement waaye du doy dama bëgg yéen ñëpp ngeen mànkoo def ko seen banque parce que mooy la meilleure banque au Sénégal mooy banque bi nga xamante ni ay agiom yomb nañ mooy banque bi nga xamante ni du ñu final clientèle mooy banque boo xamante ni chaque boo leen woowee da nga leen di jot et c'est très important mooy banque boo xamante ni chaque boo wootee sa conseiller mu yedd la wax la sa 100 francs fi nga xamante ni foofu la dugg c'est très 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 important ñi nga xamante ni ñu ngi ci yeneen banques yi xam nañ li nga xamante ni moom laay wax parce que des fois nga nekk banque pour jot juste sa conseil c'est très difficile c'est compliqué très difficile te dafa metti sa xaalis nga fa denc te dañ lay def lu nekk pour nga ñëw fa mais soo fa ñëwee satisfaction bi nga bëgg doom nga doo ko fa am ñooñu waa BICIC ñoom nag ñoom dafa mel ni ay sénégalais ñoo moo ko daal koy ubbi muy la meilleure banque au Sénégal ma leen koy ditteel doxantu leen ba dama ko doon seede mu comme boog Tissio en plus il y a am na ma 7 promoteurs yu ma woo di ma demander naka la ñuy def ba am collaboration seen diggante ak ñi nga xam ne mooy banque BICIC parce que dañu bëggoon avant ñoom les promoteurs ñu tëgg seen làmb ñu jël seen xaalis à la banque bi BICIC def transaction boobu entre le lutteur wala ñu dem di jox mbër xaalis liquide xobet ñu koy jox par voies yi nga xamante ne mooy voies yi ñu gërëm léegi xew li na ci jël xaalis di ko jox doomu aadama c'est entre banque ak banque c'est entre banque ak chèque ak nit te BICIC nag ubbeeku na ci yooyu gaam yëpp donc yéen promoteurs yi suñ ci bëggaay mu leen leer doxantu leen ba fii sur la VDN au siège social ngeen dugg fa li ngeen bëgg yëpp pour monter seen ay combat di ngeen ko am les lutteurs aussi ñu ngi koy rappeler am na ay mbër yu fa am compte ñu xam ne compte boobu dañ fa waruñ ko fa teg rek dañ war a dem BICIC accompagné leen ñu def yeneen projet yu bokkul ak bëri parce que mbër yooyu gis na benn combat la ñuy bëri ci année bi ñii 2 combats surtout les jeunes lutteurs la banque BICIC sax dañ ne ñoom ñi gën a soxla les petits lutteurs les jeunes lutteurs yi nga xamante ne seen ay cachet mi ngi yem ci ay 100 000 francs ñu accompagné leen bu ëllëgee ñu gis na ñoom ñii gis nañ seen bopp ci banque BICIC Fama banque BICIC daal mu ngi noonu mooy la banque des lutteurs du banque lutteurs yi kese man loolu dama koy bañ parce que particuliers yi les entreprises ñëpp ku nga xamante ni da nga fa sentir sa bopp rek boo fa eggee dañ lay toppatoo gunge la jàppale la ci lépp lu nga xamante ni moom mooy ces transactions yoo fay def alors mon consultant dañuy daal di jaar tout de suite ci zapping avec l'aide du producteur exécutif tonton Mbaye Fall parce que lii ëpp na maa ngi bëgg a dee Tyson's head there is a solid shot once again the punches lash against his skull, and a beautiful uppercut there from Tyson, and Bruno in big trouble now, it's all over! Good 6-3. Left hook, good night.
Tell whether or not the punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Good instructions given by the ref in the early going. Mike gets it with the right hand, and ATN is down. For whom everybody predicts a great future. If they can find some fights, then. Fighter when you can't get off punches. Oh, a screw to the right hand. Down goes Bova. That's all it took. Around on your opponent's side. And then Bangs the body block. That uppercut slices. Catches him with a right left hook. And he goes down. Here comes Mike Spinks in. He leads with the right hand. Down he goes. I don't think he'll get up from this. Mike Spinks is laying down with the right hand, the left hand. He's got to hang on, or they'll stop the fight. Down he goes. Oh, he's hurt. 23-pound weight advantage, and he put it all there. Uppercut, and Marvis is hurt. Law courses at Oklahoma State. Right now he backs off from a sharp right uppercut to the body by Tyson. Again, a double right hand to the... ten reedu ke andoona yee ten doonan we andoona yee den ndeeɗu poids lourd ke poids léger ke andoona neloyo cunni teemeed oxe andoona yee ten xot'u poids léger fe a ref oxe refna Elimane Diouf. Voilà donc ma nga noonu Moustapha ñoo ko gisandoo zapping bi nga xamante ne à chaque fois travail bu remarquable bi nga xamante ne suñu producteur exécutif di Mbaye Fall ma ngi koy faral di def donc faire le tour des chaînes de télévision faire le tour aussi de l'internet donc pour recouper yooyu yëpp mën ko tegal ñi nga xam te ñoo di amateurs yi de manière digeste ñu mën ko consommer donc gis nañ léegi la fin entre xaj beeg ak golo bi donc c'était assez voilà ça fait du bien. ñaari ennemis juré la ñoom ñaar. voilà waaye golo gi nag moo gën a mel moo gën a yeewu xaj bi nag yóot na tànk bi jëm ko téq. voilà mi ngi noonu benn tànk bi fexe ba jël ndab la jaxase ko lekk ko bàyyi xaj bay mbow. ma nga noonu loolu quoi moo tax ñu ne kiy jëf. moo gën kii mbow. may muus bi ñu wax ci golo rek. mais li ma gën a frappé nag ci zapping bi Cheikh Ahmed Tidiane mooy le grand Mike Tyson Iron Mike. nga xool boxe varié bi mu am crochet gauche am crochet droit. am nekk taille bu yem mën a attaquer mën dugg ci garde. nekkoon jeune aussi. moo tax lépp loo gis ak jeunesse la. c'est vrai et à la fin nag malheureusement sa carrière dafa mujj terminé ci benn plongeon jëm suuf. parce que tout simplement rek il n'avait pas bien géré les choses. en tant que grand champion mais nag souvent noonu lay mel. mais nag boo xoolee loolu c'est boo seetlee trajectoire u champion. tous les grands champions noonu la. mais au finish. c'est normal que les jeunes ñëw. gañe la pour relais bi. ah mais c'est normal su loolu du am kon géej du am vague. géej vague yi dañuy toppante.
ñi njëkk a ñëw mooy ñi njëkk a jàll rek. ñi ci toppaat ci ba kër aar day tukki. donc quand on est jeune on est bien on est vivace moo tax da nga war a profité trop ci diggante moment wu 20 ans yi jàpp 30 ans ba 35 ans. donc en boxe nag c'est très dur parce que entraînement boxe aussi Cheikh Ahmed Tidiane dafa métti dafa bari ay saut bari ay secousses bari ay détails yu dul jeex. surtout nag boo nekkee ci dëkk boo xamante ne nag dëkku gain the morning la comme aux États-Unis gis nañ bâton yi ñu ko mettroon. justice bi mu dugg ak. xam nga accident yi mu def ak. plein de choses yoo xamante ne un jeune la woon boo xamante ne jeune de la rue. dem ba ay milliards de tur na ci yow. te bopp bi xaw na ubbeeku nag. mu xaw a dof xaw a dugg ci ay folie di rangale ay 50 oto. di def tout ça mais nag bon lépp ci àdduna la bokk na aussi. xam nga boo seetee loolu ça c'est très souvent c'est le propre disons de cela yi nga xamante ne souvent ci couche sociale bu ñu jógee du doon couche sociale bi nga xamante ne am na yenn waaye bu ñu xasee ba am dara c'est comme si dañu jël une revanche sur l'histoire. affaire yi yéeg seen bopp voilà ma ngi noonu. mais en fait il a marqué l'histoire de la boxe quand même ci àdduna. ah oui du daj ñu bari tax nañ moom moo tax Mike Tyson boobu l'américain ñu bëgg boxe donc nag vraiment ñu koy suivre am ci moom mbégte lool ci yi mu doon def. voilà crochet, plein de choses, méchant, embrage, tout ça. Mais yëpp nag jeunesse moo koy joxe rek. am na fooy toll dootoo sax bëgg a dugg effectivement. voilà effectivement voilà donc ñu daal di jublu si suñu ñaareelu jël diggante Mama Maya ak Drogba waaye laata ñu sori rectifier aussi ni Pathé Boy ku mu daanoon moo di Bawol 2. Bawol 2 exactement Bawol 2 la daanoon pas Big Pato mais Bawol 2 la daal di daan. merci waa Pathé Boy CNG policier bi voilà donc CNG ñoom ñooy indi la précision donc pour l'émission en direct. voilà ils ont intervenu pour nous expliquer que ne kii ñi la tudd. voilà donc ñu ngi jégalu ci tur bi ñu jaawale ñu jégalu ci loolu Moustapha donc jublu si suñu ñaareelu jël na ma ko waxee woon bi yoon moom jubte du ci am diggante Mama Maya lay doon ak ki nga xamante ni moo di Drogba Moustapha kam moo ci Mama Maya kam moo ci Drogba. parce que ñoom ñaar ñëpp tout simplement. ñun lañ ngémboo voilà ñu koy différencier nag Cheikh Ahmed Tidiane. ci Drogba mu féetee seen wàllu càmmuñ giital tànku ndeyjooram ngémbo lu ñuul li. pratiquement booy xool benn fas dong la takk ci tànku ndeyjoor bi en général nag Drogba xaw ma séeréer la mais en général. bàyyi naa ay mbëru séeréer yoo xamante ne ay fas yu ndaw la ñu takk seen mi dara wóoru ko moom ki nga xamante ne mooy Drogba féete seen wàllu càmm. Mama Maya moom takkul dara. Mama Maya mooy nekk seen wàllu ndajoor. moo féete nii. moo féete nii jógee nekk Tëngéej écurie Songane Gueye. ngemboo lu ñu li takk sañoor gi ci ndigil loolu lañ mën a xàmmee ñu xaw a tolloo taay nag quand même mais nag gis na Drogba moo xaw a gën a sut tuuti. Senghor mooy bumbu weex nga xam moom ngeen di faral di. yëkkati moom la ñuy tuuse moom ngeen di tuuse. voilà moom la ñuy jël après takk ko. bokk na ci gàllaaj yi nga xamante ne nag. falaa doon gàllaaj yi samp mbër la. mbër moom doo ko doon mukk te amoo Senghor. en général boo xoolee mbër yëpp dañuy bari Senghor. des fois di nga dem sax ba sa fin de carrière di nga retrouver wu à des centaines de Senghor parce que Senghor bokk na ci gàllaaju cosaan yu wóor. kon maanaam sëgg bu ne ak Senghoram wala. en général oui. mais nag di nga am Senghor boo xamante ne mooy Senghor maire bi nga xamante ne ba ngay doon mbër lañ la ko jox mu doon sa nampatal sa toqantal doo ko bàyyi ba kër nga fay jógee muy buur yeeg dammel yi ñu daan géer yi ñëpp ak ndaanaan yeeg sëriñ si yeeg yu bari dañu am Senghor bu ñu takk seen digg ba nga yoroon yow ca ndorteel ba nga ma wekk ci kaw di xaar nag kan laa ko war a jox exactement xëy na gri nga koy jox acca boog Moustapha bismillah donc Drogba seen wàllu càmmuñ Mama Maya seen wàllu ndejoor Drogba gisal tànku ndejooram fële seen wàllu càmmuñ Mama Maya gisal tànku càmmuñam fële seen wàllu ndejoor ba mos maa ñu dem Mama Maya mel dafa bëgg a jege Drogba waaw tax sànni direct dem songi mais songu Mama Maya bi quand même reste à désirer Drogba dellu ginnaaw ba tànk yi xaw a jaxasoo dafa mel ni ko koy waaj a fiir voilà mais déjà fii rek Mama Maya fa mu sonko ca kaw déjà amoon na occasion wu ramasser ñaari tànk adversaire yi parce que adversaire bu reculé na ba ñaari tànk yi nekk pied jaune mooy fiir bi rek pratiquement daf ko woon fiir exactement Vamos Mao mu jàllale ko macha allah Drogba napp na ki nga xamante ne moom mooy Mama Maya mépp na ko mibaat ko xabaat ko Mama Maya taxaw ci ay garde di ko xool Vamos Mao ay laaw laaw yi attention ku yaa ngi bëgg a naaw la bagarre gars yi Mama Maya demati voilà léegi nag gis na kon fi Mama Maya dem na paqueté ji adversaire am jël ñaari tànk ya dajale tànk yi adversaire bi tamit daal ko def li nga waxoon sànq mbaar tëdd ci kawam bëgg ko njett pourtant nag Mama Maya nag entrée bu extraordinaire def fii lii ko am ci mbër moom ñàkk ko daan day gën a wóor jël dajale ñaari tànk yi ñaan les pneus nga fexe ba dar ñaari tànk yëpp yow Mama Maya ba pare adversaire bi war ci génn ça va être compliqué Vamos Mao ñu dem daw ak moom mu rasu laal di ko paqueté ñoom ñaar ñu ngi bëri actuellement tey Mama Maya en difficulté
à gauche à droite ba bu ne ci biir Drogba dëbb ko sa loxo ndeyjoor nag yóotu gañe ko ci ginnaaw. jàpp na. jàpp na Mamaya aussi jàpp na loxo ndeyjooram léegi ñuy lijjanti nag positionnement des têtes. ak positionnement day jàpp gemb nga xool na kon kii Drogba mi ngi bëgg génn boppam bu féete na côté bi nga xamante ne mooy côté mayam. Vamos Mao voilà ñuy xëccoon te fi mu ne nii ku nekk di lijjanti position bu baax ah. les images parlent. fu mu toll nii ña ngay travail te physique kay def. ah bien sûr. Mamaya. def na spécialité am. mooy sëq sa gaño xëcc la taf la ci wetam lonk la ca xabal xoolal def na ca xabal boo xamante ne. dañ koy répété waat ca xabal moo di contraire mbot. exactement waaw voilà ca xabal mooy boo ko jëlee jël sa tànk dugal ko. si diggante ñaari tànk sa adversaire. mais da koy dàq nag bu ci dàq ba bokkul nag day incomplet. parce que nit ki boo ko ca xabalee foog nga wéeru ko. mais Moussa Fala doon bëgg parce que man du ma technicien mais dama jàpp ne que ca xabal saa yoo ko tenté tu es obligé nga jël sa dënn teg ko sa adversaire pour mën ko presser. pour mu dellu ginnaaw su dellu ginnaaw ci lay mën daanu. parce que tànk bi nga lonk nii. da nga ko war a tirer ci yow. mu ñëw ci yow wéer ko sa poids di ko dàq ko. mën naa mu dem ba ne nga lay am équilibre daal. en général ku ko def da nga war a jaaxaan ba ne ngang ba ne garañ ñu ne pap sa kaw. Vamos Mao. génnaat na dindi ko parce que njool la. attention njool neexul ci xabal. ndaama nga ci xabal léegi mu ne bu arrêté benn paar ak nga deet. mais njool moom mun ne exactement mun ne kenke ba génn ci ah. voilà. Mama yaa dugal loxo ndajooram léegi. adversaire bi tam gis nga ba pare kor ko di ko empêché mu bëre. ba pare moom tam mu yóotu ngemb. dañoo bokk ñoom ñaar vraiment ay positionnement ñoo bëri ñoom ñaar. kii di Mamaya ak ki nga xamante ne mooy Drogba. Vamos Mao. épreuve de force Mamaya encore ca. actuellement nag bëri bi nag ëpp nañu rythme boo xamante ne Mamaya encore même chose. mais léegi nag bi yoon nag Cheikh Ahmed Tidiane nekkatul ci xabal léegi dafa bëgg a yóbbu mboot jël-jël position bi loolu la ñu woon. mboot jël-jël mooy mboot bi ngay dem yóbbu mooy sànq bi li nga xamante ne moom la big petit Bawol doon def ki nga xamante ne moom mooy. Bawol 2 Bawol 2 doon def ki nga xamante ne moom mooy Pathé Boy di ko jéem a bot jël-jël. Vamos ñu dem Mao jël-jël waaj a bañ. accepté wul dem mu koy xaatar bi. jiitu oh là là. Maama yaa jarul yëkkati de sa ndigg naa tax nga lépp suuf. yaa ngi mboot jël mu bañ nga dellu si xatar bi sa loxo nekk ci biir c'est pas sûr voilà Garga bay denc ci finish ba. waaw moo ko jiitu si suuf moo ko jiitu mbokk téléspectateur gis ngeen ne kon nii la ki nga xamante ne moom mooy Drogba daan ki nga xamante ne mooy Maama yaa ci galgal xatar bi le ralenti xatar bi galgal du yàgg galgal dafa tànk ba deñ. et puis waa gi teg loxoom Drogba teg loxo bi nag. bàyyi ngembale teg loxo bi. loxo boobu tam bokk na ci li ko dimbali. ba daaruwul da koy suruxal surux exactement. surux voilà bu loxo ba tegee rek mu surux. exactement. Moussa Ba maa ngi bëgg a doon spécialiste maa ngi xam ko toog comprendre nga nag. xam nga nag kuy toog nag sa nag foofu. temps record nag yaa ngi comprendre yi fii quand même c'est important. y a pas que le football là y a aussi la lutte ah. waaw ko war a xam. merci bi nga commencé di ko xam kon donc. moo nga noonu Moussa Ba jërëjëf kon mbokk yi mu ngi noonu jël bi bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Mamaya ak Drogba Moustapha suñu consultant escalité daal di ñu tojal yax bi donc je pense que dañuy daal di jubluwaat si suñu beneen rubrique moo di bàkk bi nga xamante ni soxna Adja Fall jot na ko def ñu daal di dem kon boog dellu si waat bàyyi leen ak soxna Fama Thioune mu daal di yeggale kenn émission bi jërë ngeen jëf ci seetaan gi. yàgg na lamb ji sàcc na yàgg na lamb ji sàcc na yàgg na ba ca biir kabaga wa yàgg na lamb ji sàcc na yàgg na ma leen raw duma ñoom duñu man ma leen man yàgg na lamb ji sàcc na yàgg na ma leen man ma leen raw duma ñoom duñu man e yàgg na wa yàgg na lay kon bëre mbër ku nekk xam nga ki la mën yaa ko tey da lay duma daan la kon bëre mbër ku nekk xam nga ki la mën yaa ko tey da lay duma daan lay bëre aada la ak cosaan fii ci sunum réew xoolal mag ñaa ngi koy bàkkoo ci lu wér dëgg moo di sunum réew arène nationale xoolal mag ñaa ngi koy bàkkoo ci lu wér bu ñu des ginnaaw lamb cosaan la ci sunum réew ñoo ko moom kon bu ñu des ada dëgg ci lu wér lamb ada la ci sunu réew
nan ko gëm dëgg te bañ a réer ma ña koy bakkoo ci lu wér xoolal lamb cosaan lamba ada mag ñi fi nekkoon dañu daan sëgg di bëre rek lépp dal la temps ak dal la rafet dal la fair play e ci sunum réew nan ko fi rik ci sunum réew lamba ada la ci sunu réew nan ko gëm dëgg te bañ a réer xoolal burum ay diti kër Mbay Faal Seex Tijaan Jaañ xoolal Fama Cuun ci sunum réew ay diti kër xam nga li mu def jar na seetaan e Tafa Gay léegi tigir kenn demul ba ko ñaaña gay ganna ñaañaati gay ganna doomi ndoy Mbay Gay bëri na ba bàyyi te defu fi deli xoolal Manga 2 bëri na ba bàyyi te defu fi deli e Double Less bëri na ba bàyyi te defu fi deli way lambi Sénégal lambi cosaan mooy sunum réew e lamb ji ñun ñoo ko moom xoolal ne lambi tey ak lambi démb dara wute wu fi xoolal ñi daan bëre te yente ay ngemb yennonte ba biir weex ñu teg la suuf nanu xool bu baax ci réew mi njaboot gaa nga ca biir kër ga TFM ànd ak Sénégal àdduna wërngal képp Boubacar Ndour xoolal ak Mbay Faal lii la nu liggéey ndax ay du tigre bët bu leer la nan leen ko jeex e lamb ji ku ci bëgg na jaar sak kenn du ko tere e lamb ji kenn demul bale kon ba remar ku ne xam nga ku la mën yaa ko day da lay du ma daal la kon itirma waaye itirma Moustapha Gueye kon itirma mo Bombardier roi des arènes xam nga balaa bëre day itirma lay lola yéen ama seen billaay balaa bëre day itirma e Mbay Gay nag bala daan bëre day itirma wol ma tafatin xam nga balaa bëre day bawal fépp waaye Moodu xarañ loo e balaa bëre day itirma kon itirma waaye itirma cey itirma mbasa mais tonton Daba li fi poñ lépp ndox noo ko mënee. bàkk yi la bàkk moom day ànd ak Fama mbër bu bëree ak ancien mbër ci yam rek saa bu déggee bàkk rek xelam day nekk ci yëngatu. ndeysaan. mu fàttali ko yu bari démb. oho na suñu sœur bi ñu ngi koy remercier bu baax a baax. Dia ci li Fall ñu defal kooku nii kenn la bàkk ci lañ defal nag kenn la yéen a ci mbër ko war a def te duñ ko def. waaw kon boog suñu jigéen yi dañu ko defoon mu neex lool nag. macha lii allah ne neex a dégg mu boole ci mbër yëpp nag. Dia man nag fi ma toog ci plateau bi nag ma xaw fee yëngatu rek ba xaw fee. waaw xaw fee xaw a ñaq. waaye macha allah def na fi lu rëy loo xam ne sama snap mën ngeen ko fa gis incha allah. alors merci beaucoup Dia Fall yow amuñu sa fay da ngay sama mag da ngay nit ku baax da ngay sama petite maman franchement amuñu sa fay borom baax nga le producteur exécutif tonton Mbaye Fall nee na amul sa fay mu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax yàlla la yàlla gën a la fal cat rek yow ci kaw ci kanam. alors mon consultant dañuy daal di terminer partie bu mujj bi. man ki ngeen di sargal dama xamul woon pour lan la parce que boo ma laajoon sama avis doo leen dem. waaw parce que man dama ko sekkul ak moom mais bon c'est pas mon man Ndiaga c'est mon papa. mais Bouba c'est pas l'autre. donc non Ndiaga c'est mon papa quoi. Ndiaga c'est ton papa d'accord oui ça va très bien. Ndiaga il s'occupe de moi mais Bouba Ndiaga bu nekkee sa papa nag Bouba mënul bañ a nekk sa papa nag nekkul sama dara laa la wax Bouba moom nekkul sama dara. dëggal ma lii. chaque jour mu def ma lu ne wee ngi ci télé bi nit ñi di ko seetaan. bëgg nga tegu ci yoon rek moo tax xam naa. kon bëgg ma teg ci yoon. ñu dem xool ko ba kon Adja. annoncé ko yow man nu ma annoncé yëfu Bouba. Adja Bouba Ndour merci rek Bouba Ndour merci rek. def ay gestes yoo xam ne dafay compter dafa am solo parce que ay nit bu ñuy liggéey rek dañuy yéenante jàmm baalonte àq surtout ci moment koor gi ndax aussi commencer tëj benn buntu ubbi beneen boo xam ne dafay gën a indi yu bees parce que aussi damay wax que ni émission yi dañu war di renouveler wu dañu war a di indi ay xalaat yu bees te gis nañ ne à chaque fois team Lady Tigre chaque fois dañuy innover di indi yu bees donc téléspectateurs yi namoon nañ ko c'est bien que koor gi des fois baax na nga pause tuuti gars yi nam ma la nga ñëwaat en force xam naa ni vraiment wóolu nañu Mbaye Fall bi jiite équipe bi ak équipe bi ci nekk yëpp vraiment ñu nar a ubbi saison bu bees di leen wax que ni la woon fa woon ñu ngi dañ ci jàpp suñu kéemtalaay kàttan ba Lady Tigre du ñëwee beneen émission buy dox ci télé Sénégal donc vraiment merci encore une fois yi dinaa ko enjoy bokk ko ak nit ñi vraiment encore une fois merci et
l'œil du tigre mooy bomb vraiment kontaan naa. إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا yàq ngeen ko. Fama boo leen a tàggoon doon ko yóbbu lii xale Almadies bii. Fama xale Petit Théâtre bi nga xam ne chaque vendredi ñoo fay daje ci chaque samedi mais vendredi bi incha allah Karol di fa lay tëgg. ñoo fay daje muy Pakar ni Petit Théâtre gii rek en face TFM. c'est important ça. maag moom ñoo fay daje. mais en fait booy xoolaat maag moom maag buuba. Fama ça c'est beau. non àddina quand même teraanga bët. il le mérite rafet na trop. yéene bi nag la ñu amoon si ñëpp ku nekkoon ci kër gi. waaye nag loo gis rek nag dafay baax ci teg ko ci loxo njiit la. njiit la nag moo koy jël tasaare ko ni mu ko waxee léegi moom aussi dafa am esprit de partage moom booba. nee na damay séddale nit ñi tout ça ñu bokk ko. je le taquine tout le temps mon consultant. bonne continuation moom Bouba Ndour macha allah. je le taquine tout le temps nit ñi dañu xamul ni que ba may am 15 ans laa xam Bouba Ndour. ah si xam nañ ko li ngay wax donc dama yàgg ak moom dama koy tooñ parce que ma relation ça a toujours été comme ça. ça c'est une réalité. c'est quelqu'un qui travaille c'est quelqu'un qui est vraiment endurant et intègre. donc macha allah lii buñ ko tonton Mbaye Fall defalee mérité na ko mais mën ngeen ci def ñaar ma yóbbul sama papa ndax man moom laa féetewoo. voilà lii laa wax. donc merci beaucoup à suñu producteur excellent boobu nga xamante ni moom moo ci jàpp à chaque fois. muy Bouba Ndour donc merci mention spéciale à toi. donc consultant lii moo nekkoon l'œil du tigre. ñu ngi préparé yu bees yoo xamante ni bu yegsee dinañ gis ni que c'est vraiment novateur ci l'œil du tigre ma bëggoon nga sànni ci tuuti kàddu bala ñoo tàggoo. waaw li ñuy waajal nag boobu la ñu ngi koy togg pour mu ñor. mais xam naa dafa famille yu des tuuti rek dañ bëgg bu leen di offrir tegal leen loo xam ne bu nga sànni da ngeen naan gongo ñu ngi koy togg di ko togg. depuis début saison ba léegi xam naa nag bientôt lañ ci war a dugg pendant les vacances. xam naa bu lamb gi tëjee. ci la ñu commencé di leen woon yeneen façon xeetu lay tigre yoo xamante ne bokk la ñu doon gis. ngeen gis taxaw fii ngeen gis ñoom Gris Bordeaux ngeen gis ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo mi ñëwul woon ñoom Eumeu Sène tous ces grands champions là ñoom Reug Reug ñoom Serigne Ndiaye 2 ñoom Gora Sock ñoom Franc ñoom Papa Sow Ama Baldé tous ces grands champions là. nañ ñëw fekk ñu fii ci émission bi l'œil du tigre ñu tegal leen buzzers yi ñuy sonné di mbiib di pimp di xëccoo li nga xamante ne mooy làmb ñu laaj leen loo xamante ne. dañu yaakaar ne xamuñu ko ñu mun ci tontu muy parce que tam mbëri mënuñu nekk rek ci même rythme. entraînement kurpeñ bëre daan. pendant les vacances mbëri dañ bëgg ñëw free wàcce seen rythme di def ay jeux def ay émissions gars yi gën a collé à ñoom mais femmes aussi. du ñu dem trop te félicité wuñu ki nga xamante ne moom mooy Sidaat Thioune. waaw Sidaat nag man dama foogoon dafa gumba. ñu koy ñaanal macha allah ñu koy ñaanal nag. Sidaat ku am choix la sëy bu gudd bakkan. macha allah sëy bu doon barke amiin ay doom juddu ci l'islam. amiin doom yooyu itam di ci juddu. amiin nar a déggal seen ndey ak seen baay. amiin bonne chance et sëy bu gudd nag à l'éternité la ñu leen souhaité yàlla na ko yàlla def. amiin Sidaat Thioune sama doom baay félicitations à toi bu ma ko teeloon yëg nag mu gën a neex waaye yàlla baax na benn rek dinaa la seet si ak madame spécialement donc félicitations yàlla leen yàlla lafal cat li ngeen bëgg yépp ngeen am ko. mon consultant ma bàyyi la nga tàggoo avant ñoo gërëm ñi nga xamante ni ñoo ciy jàpp. d'accord di seetaan. fi may tàggoo aussi mooy damay féliciter aussi ma fille. Wali Laay Guèye. moom nga doon maye yàggul. exactement dimanche passé dañu ko doon maye moom tam ñu koy ñaanal heureux ménage. macha allah. bu ma nee ni ndeyam rek félicitations macha allah dina sëy bu neex. donc ki jëkkëram tamit ñu la koy dénk te laaju la dara du ay yaxam. Wali Laay félicitations heureux ménage bonne continuation nga déggal sa jëkkër. lu mu la wax nga def ko. lu ma tere nga bàyyi ko. dëgg la mbokk téléspectateurs yi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. merci beaucoup mon consultant di leen gërëm yéen mbokk téléspectateurs yi amuñu seen fay amuñu seen fay télévision Futurs Médias bu nekkee leader c'est grâce à vous donc ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax di remercier KS Management Consulting di cabinet mon consultant boo xamante ni bientôt dina ñëw bokk ci sponsor yi. di cabinet boo xamante ni macha allah li ñuy def dafa bëri. dañuy jàppale ci sa comptabilité ci say finances en fait dañoo am ay offres spéciales yoo xamante ni dañoo dédié PMI ak PME yi ak les entreprises nouvellement implantées donc ñooñu la ñuy jàppale ku ci bëgg rek sa business plan bu baax ak comptabilité boo ma contacter dinaa la yóbbu ba ci KS bientôt dinañ bokk ci suñu sponsor yi. di remercier Bissica donc c'est la meilleure banque au Sénégal je me lasse de le dire. di remercier bu baax équipe technique bi di jël lépp di jox nuyoo bi ki nga xamante ni mooy Maaw Cissé mu séddale ko Khadim Abdoulaye donc yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax Ngañ Mbaye plutôt yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax tonton Mbaye Fall mention spéciale à moom dama juum son Maawo chaque jour ma fàtt tur bi lii dafa ëpp
alors Lamine Bayo merci beaucoup à toi aussi donc di leen jaajëfal di leen remercier Doudou Sow ak ki nga xam ne moom mooy Fifi ñeen ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax tonton Mbaye Fall jël nañ lépp teg ko ci sa loxo yow mi nga xamante ni yaa ci jàpp mais Fatou Kiné Ndour nag sama tëttaa Fatou Kiné Ndour rakki suñu PDG Youssou Ndour moom moo jaar ci tenue bi donc numéro téléphone am bëggoon naa ko joxe mais di ngeen ko am sama Snapchat di ngeen ko am ci WhatsApp di ngeen ko am aussi ci sama page Facebook moom moo jaar ci tenue bi la semaine prochaine xam naa dinañu solal maag yow di remercier nag ki nga xam ne moo jaar ci bopp bi di Fatima Sow madame Gaye Chéri Mbatar Gaye bi nekk Chine moom moo jaar ci bopp bi numéro téléphone am di 77 746 41 64 woo leen ko cheveux yu baax la am donc ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous la semaine prochaine ci yeneeni innovation ak li nga xamante ni moom mooy seen émission préférée di l'Oeil du Tigre au revoir.